dafa mel ne baax na de waaye yàggaat nañu ci box yi waaye nag moo di ñaari yàgg baax na ki nga xam ne moom la ñu door mu génn Assirou la reine de Saba moom moo ñëw si kanam la reine de Saba ñëw na si kanam ànd ak Louga Lo mais leader moo nekk en 3e position en 2e position Assirou moo fa nekk parce que bi doon bañ a dugg moo nekk nan mais la reine de Saba moo jiital fas yi numéro 10 bi Louga Lo moo ñëw en 2e position Louga Lo ñëw na ci 2e position waaye da daan génn xale yi tourné nañu tey tiim ko ci li nga xam ne nii muy tournaaru professeur Sakhir Thiam ñu tourné waaye nag gis nga la reine de Saba génn na waaye Louga Lo ñëw na ci 3e position waaye ki nga xam ne nag moom ci boppam mooy Assirou moom itamit mi ngi koy jéem a wër ci digg tàllal bi ñu bàyyi la nga dem monsieur Kassé. 500 mètres de course, c'est le moment choisi par Assirou pour essayer de se placer en tête de course. Mais attention, Louga Lo et Eutou Eldemba Seck, tous vont essayer de faire une bonne progression. Attention, Eutou Eldemba Seck, oui, sort du peloton, se place à l'instant en tête. Au moment où le cheval Louga Lo est en 2e position, Assirou va essayer de prendre la 2e place. Au moment où leader de l'écurie est en 4e position. Attention, par un changement, Assirou mène le peloton. Assirou léegi Assirou remplacé na ko de Assirou ñëw na ci kanam de te bu ñu ñëwee dañuy téye Assirou ngi ci kanam Louga Lo ñëwaat na Assirou ngi ci kanam attention Baye Bara yéen ñu jël attention Demba Seck Assirou am na 2e waaye loolu c'est provisoire nañu bàyyi les résultats officiels. dëgg la fas yu ndaw lañu gis nga góor li ñu mën a jàng mooy fas yu ndaw yi nga xam ne dañoo am jikko lépp am na lu ñu ko laqee tey li Assirou def ak boobu ba léegi mënu ko def tey Assirou wane na boppam tey wane na ne su ma duggee ci box yi danaa na xaree rawanteel. mooy Boga moo préparé fas boobu nga xamante ni mooy Maguette Diop ku ni Boga xam ni c'est un jeune bu nga xamante ni nii vraiment mu ngi def kentu laay kàttamam di góorgóorlu ci fas yi koroog ba mu yóbbu Ndakaaru am nu mu def ak man ba ma ko ne ndax gaynde fii nga jógee chaque jour di ñëw jàpp ak ndax fii nga jógee chaque jour di dem ci fas yi mën a waaw ma ni non lii moom bëgg yëg rek yëg a koy fay Boga tey sa fas ñëw 4e ak performance yi mu jógee ak yooyu changement d'entraîneur yi chaque jour ak jockey bi koy war tey jii nan nga préparé fas yi doon ñëwaat. waaw ñu ngi nuyu sunu mbokku turfis yëpp di nuyu Gora xam nga di la Thiès Prestige. waaw Thiès Prestige maa ngi leen di nuyu waaw wax nga dëgg de ñun waa Thiès la ñu doomu Tivaouane la ñu quoi donc di la jaajëfal ni ñuy préparé Maguette Diop mooy que ni ñëwoon nañu rek seet si woon ci première journée yi course moom des fois dafa lay favoriser bi ñëwee première journée yi favoriser ñu woon ñu daal dem dafa lay jiwaat daal di ñëwaat yàlla di defal léegi moom ñu ngi ci 4 premières yi kon donc ñu ni ñaan yàlla rek nekkaat ci àll bi liggéey comme ñëpp rek ñaanal avancement quoi dem ci kanam quoi loolu la ñuy ñaan yàlla. tey fas yi bi muy soog a ñëw première course yi gisuñu ko woon mais tey loolu nan nga ko doon dundee ak affaire yi ko doon def ndax indiwul woon découragement wala yow fas yi war na ne carrément moom dina defaroo ci biir course. non xam nga rek boobu moom il fallait mu demee noonu parce que le changement entraîneur la amoon donc il fallait entraîneur moom nit mënoo koo jiite ba pare di ko faxasal di ko déqasal tamit donc entraîneur bu bees la woon ci moom liggéey na bu ñëwee ni nañ ko engagé fasam dañ koy engagé fasam rek mu daal di dem première journée bi ñëw mais bi mu ñëwee xool na ni gis na ni yoon bi mu jaar du yoon boobu noonu après il s'est trouvé que mu ñëw toog waxtaanal ak staff bi ñu xamal ne ko fas yi kat ñun nii ak nii lañ ci doon doxalee mu trouvé wu ñu ñëw consensus après voilà quoi ñëwaat nag bi ñu ñëwee yàlla defal ñu ci lii nii ñu ngi ci yoon daal. tey jii fas wi gis nañ si kër gi ay gawar yu mag tey jii ñan nga séq fas wi ànd si ak ñoom waa staff yi loolee waaw waaye staff bi xanaa di nuyu père Ousmane Diop père Ibra Diop xam nga di leen nuyu bu baax parce que tamit ñoom suñuy baay lañu ñooñu yar seen kanam lañu juddoo et tout ça quoi di leen wax ni leen di courage ñoom la ñuy def parce que liggéeyloo mag yombul âge bi ñu toll nii ñoom waroon na fekk ñun ñoo waroon na nekk lii ñuy def nii ñu leen di def loo ñun ñoo ko waroon di def mais ñoom bu ñu jugee ak seen i jëkk ak seen i fugg nii ñoom ñoo koy def donc bëgg rek da lay wan ni li ñu toll ci fas la bëgg rek moom moo waral lii ñuy def nii mais ñu leen ci ñaanal yàlla defal leen ci ndam effort bi ñuy def ci fas yëpp yàlla defal leen ci jàmm ci barke yonent bi quoi. kii mooy Boga nee naa leen c'est un jeune bu nga xamante ne nii day sonn si fas man mii dem naa si toolam gis naa vraiment effort yi nga xamante ne da ko si def ak fas bi étape bi mu nekkoon ak étape bi nga xamante ne indiwaan na ko si da tey ba mu war a rang
sakantuma li nga xamante ni muy def li nga xamante ni classement parce que biiru première classement fas yi boo xoolee boo ko defoon sondage tey jii nii maanaam li ñu doon course yëpp 90% yëpp da am xaaj tey jii booga nga yor fas yu bari naan dafa war a déclencher dem bi dafa war a déclencher dem bi yow loolu nan réponse bi lan la tey jii loolu la ñëpp doon xaar tey jii lan réponse bi lan la. waaw loolu nag moom ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy waxtaan ak staff bi ku ci mel ni Père Ibra ku ci mel ni Baye Ousmane comme ni ma ko waxee woon sànq rek ñu ngi ciy xalaat ñu ngi ciy waxtaan xam nga liggéey la boo xamante ni liggéey boo xamante ni collectif la donc da ngeen ciy waxtaan ba am ci benn consensus rek après ngeen def ko mais loolu wax dëgg yàlla mi ngi suñu xel xam nga yàlla baax na daal yàlla baax na bu jotee rek dina yomb bu jotee ba ñu déclenché ko yóbbu ko bee dinañ ko def incha allah rabi. yéen a ngi seen émission daaw bi nga xamante ni moo fi nga xamante ni lépp loo xamante ni nii day lëndëm wala muy leer ci course rek seen émission daaw bi lay xamee ñu dalaloon nag nga xamante ni mooy sunu frère Boga nekk écurie Massa Sele Ndiaye moom tamit fasam ñëw def quatrième ak performance yi nga xamante ni nii ak étape yi nga xamante ni nii fa la jóge woon Boga lan ngay tàggatoo. waa góor xanaa di la wax ni la yow yokk ba yëg ko rek lii ngeen nekk nii bu leen ci jug parce que yéen bu ñu ñemee ci yoon bi yéen a ñu dee donc yéen a ñu jëlal tout le temps li nga xam ne information yi ñu ñàkk ci fas yi si yéen lañ koy jëlee donc dañ leen ñaanal yéen jàmm ñaanal leen ci lii ngeen nekk nii yàlla plus ci ndox mu seddu guy ba li ngeen ci yóotu ngeen jot ci quoi. Téboote comme fàttali suite bi numéro 14 moo nekk Neneen Kaar bu Lamine Diop doomu paysan doomu officiel numéro 15 moo nekk jaamu yàlla. ñi ngi ci box yi. jóg nañu gars yi jóg nañu. gars yi jóg nañu. moom lañ door mu génn mooy Aminata Diop Makoddu Aminata Diop Makoddu lañ génn mu ànd ak tey fa Bayla moo nekk ci ligne bi même doom mu ngi membre ak waaye dañoo def benn fas rek bàyyi la muy buur benn tànk lañ def tournée li nga xamante ne mooy tournal professeur Sakhir Thiam waa Aminata Diop. nga xam ne mu ngi daw 2200 mètres mais ñu Baraka 2 mu ngi ko tiim Aminata Diop Makoddu moo génn ba tey yëg na diggu tàllal bi waaye ba tey Baraka 2 moo nekk en deuxième position seen naa Taïf ak Bayla mu ñëw en troisième position land ak fi nga xamante fas yi nga xamante ne mooy bel nekk favori bi waaye xacc bi ñëw en cinquième position dafa mel ni Mouhamed Gadiaga moo ko war mooy ki nga xamante ni mooy docteur Diakharañ. ñu bàyyi Aminata Diop Makoddu avec à son extérieur le cheval bien sûr Taïf ak Bayla il y a le cheval Bel pointé en troisième position c'est la favorite attention Taïf ak Bayla quel avantage en quatrième position il y a du progrès avec le cheval je crois bien que c'est Baax de l'écurie Tchoutou mais toujours c'est Aminata Diop Makoddu. Aminata Diop Makoddu moo génn ba tey Aminata Diop Makoddu moo génn ba tey waaye Bel ñëw na remplacer ko daal di jaar ci arras bi Bel génn na Salif Kobar moo ko war Bel ñëw na waaye seen naa Taïf ak Bayla le numéro 12 doomu Dakar Style la waaye le numéro 5. deuxième position bi nag baax bu Père Oumar Diawara moo ko ñëw monté par Mamadou Dieye. waaye naalu professeur Sakhir Thiam. sëñ Abdoulaye li ñu dese bari na de. déedéet leen dese de mat na 1000 mètres parce que actuellement 1200 mètres rek lañ def te dese nañ 1000 mètres. ñi nga xamante ne ni moo ñëw en deuxième position baax la bu Père Oumar Diawara troisième position Tom moo fa nekk quatrième position fas fa nekk mooy Aminata Diop Makoddu mais gis nañ yow ki nga xamante ne nii mooy Karim Sidi Sow dawal na ko mu bañ mais moom waaye Bel génn na ba tey. Bel génn na ba tey waaye rawante bu métti la ci la ñu jëm parce que li leen dese dafa bari jekk na ci tuuti waaye li ci des bari na. Bel génn na waaye seen naa président Cheikh Mouhamed Aras position. Merci pour le Thiam, toujours Bel mètre de peloton, ils ont à peine 1800 mètres. Attention Baax à la troisième position avec le cheval, je crois bien que c'est Darou Rahman de l'écurie Lambafar. Mais Bel de plus en plus fort. Attention, c'est la favorite, elle veut bien s'imposer. Elle avait fait plus de 3 fois aujourd'hui. Elle va encore s'imposer. Ils vont aborder la dernière ligne droite. Attention, Nelen Kar en troisième position à côté de Tom. Bel génn ba tey wal xool Galileo sa deuxième nos danseur Bel raw na ak dara yëngul Bel le numéro 4 Bel deuxième le numéro 14 Nelen Kar et troisième
fas bi nga xamante ne mooy Tomé troisième Tomé quatrième ak cinquième ak ki nga xamante ne mooy jaamu yàlla baax ak jaamu yàlla ñoo teglu en 5e position. waaw ñu ngi nii tey ak Mouhamed Mbaye mu xam ne ku dégg Mouhamed Mbaye dégg 100% écriture Mouhamed tey Médina raw la fois passée nga ñëw ni ma Médina moo raw Mouhamed tey ji lan nga fan nga tegoon lool. waaw xam nga góor yàlla dafa def lenn ñun yàgguñu ci course mais aussi ay boroomi xel lañu xam nga nit sooy wax ak moom jàpp ni yow li ngay wax boo bañee juum boo jàppee benn moom da ngay jàpp ni mi ngi ci fukkam te ku xam naaru góor xam ni fas nan lañ koy liggéeyee nii laay nekkee ak ñoom ba course tëj dama laa bëgg a wax lenn enam bu mag bi muy Papis Niang daa jara moytu bu waajalee ay fasam ba départ ba ñëw raw rek lay def barke yonent yàlla Muhammad fan nga tegoon lool da nga ko tegoon ci temps wala da nga doon lambaatu ba daj wala. non dama ko teg si temps 1 dama ko teg si li fas yi di liggéey si joor gi te nii laay nekkee ak ñoom tey Médina moo raw bu dimanche Auguste ñëw làbbali. yow fàttali naa yaa ngi si seen mais tala mu fii la muru mi xam-xame ak alaaji góor a jàmm nga xamante ni yaa ngi tar réew mi yéen fii nag seen émission dawal bi moolu ñaari at yi daw nañ ba pare ak moolu ñetti at yi moolu ñetti at yi biñ demee ba pare parce que nga xamante ni moo raw muy sanu bu nga xamante ni mooy Mouhamadou Lamine Diop moo raw si temps 2 minutes 19 secondes waaye deuxième bi mooy Alpha Ndiaye troisième nekk Amine quatrième nekk Maguette Diop cinquième nga xamante ne mooy Marie Pierre waaye nag bi naaw loolu nag moo li am ñaari at ñoom tamit daw nañu biñ daw ba tey fas bi nga xamante ni nii moo raw mooy ëttu Alaaji Demba Seck Mbaye mi ngi raw si 1 minute 35 secondes deuxième nekk fas bi nga xamante ni nii mooy Baye Baara Dieng troisième nekk Assirou quatrième nekk fas yi xamante ni mooy Lougaloo waaye cinquième nekk fas bi nga xamante ni mooy leader nee naa la sànn mu ngi raw si temps 2 minutes 19 secondes waaye nag ki nga xamante ni nag mooy ëttu Alaaji Demba Seck moom mi ngi rawee si 1 minute 35 secondes loolu mooy ñaari course yi nga xamante ni moom lañ njëkk amal fii si hippodrome yi nga xamante ni hippodrome Diamacoune bu Thiès nee naa leen seen émission dawal bi moo nekk émission course boo xamante ne lépp loo xamante ne dafa lëndëm wala mu leer ci course dinañ leen ko indil waaye nag course dafa ñàkk benn góor gu ñuy wax Ahmed Salah nga xamante ni mooy doomu mooy papa yi Zal Salah góor gi Ahmed Salah def na lu nekk ci course indi na façon gagnant bu nekk ci course tey jii ñi ñàkk ko dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les cheveux là, vraiment leur jockey reste vraiment intact. baax na groupe 1 baa ngi noonu la ilaha illallah ndeysaan mu ngi noonu léegi mu baax magistrat mi ngi raj loo ci biir box yi allahu akbar la ilaha illallah moo di tey affaire yi doy na waar lii mu ngi mel ni grand prix chef de l'état nee naa la fii fas firam ku nekk mos ngaa raw le départ a donné gars yi jóg nañu duma yéen laa seen mu génn ci ligne bi duma yéen génn na d'escargot parc nos jeunes danseurs waaye seen naa la numéro 8 Darou Khoudoss waaye magistrat ñëw na défi le numéro 3 magistrat ñëw na défi waaye duma yéen moo nekk si ligne bi magistrat ñëw na si kanam waaye en deuxième position duma yéen moo fa nekk magistrat duma yéen en deuxième position en troisième position Darou Khoudoss moo fa nekk. magistrat ngi ci kanam ànd ak duma yéen waaye bii rawante sori na métti na te dañuy doog a jóg 800 mètres lañu dawal comme ça. waaw jërëjëf Père Omar ki nga xamante ni nii moo génn mooy magistrat monté par Mohamed Dieye en deuxième position parce que bii di duma yéen moo fa nekk mais en troisième position Darou Khoudoss ñi si des ñëpp dañoo groupé si diggante la Médina Auguste Maxa Dardas tey li ma jaaxal Dalinkoor dañ ko téemu groupé te góor nangu na loolu. laxaat. Une très belle course déjà, bientôt il va boucler 800 mètres. Magistrat mène le peloton avec une longueur devant Doumayen, récemment placé deuxième. Darou Khoudoss en troisième position, Auguste le grand champion gardé en quatrième position à côté de Dardas. Dalinkoor gardé en sixième position. Mais quel avantage avec Doumayen. Magistrat peut bien terminer comme ça, attention, il mène toujours le peloton, il vient de boucler les 1000 mètres. Doumayen côté corde en deuxième position, Darou Khoudoss en troisième position, le grand champion s'approche. am nañu 1000 mètres ñoo ci tribune bi waaye magistrat moo gën ci kanam maa ngi seen xale baa ngi koy poñe rek waaye doomu Doumayen ñëw na
Darou Khoudoss 3e position en 4e position ak gis moo fa nekk waaye Darou Salam moo jiital fas yi waaye seen naa ma xafaal moom tamit mu ñëw seen bi waaye ki nga xamante ne Medina ak ki nga xamante ne mooy Dardas ak ki nga xamante ne mooy ñoddi def nañ benn dànk tourné nañ tournal professeur Sakhir Thiam magistrat moo génn ndeysaan sëñ Abdoulaat magistrat ngi ci kanam waaye gars yi yokku nañu ndeysaan tourné nañu jot nañu ko ndeysaan tourné nañu. jërëjëf Père Oumar du ma yéen génn jàpp nañ magistrat mais foofu noonu ci la ñu dàqee Medina mu ñëw en 2e position Dalinkor en 3e position 4e position Damel Teñ moo fa ñëw Medina génn na ci digg tàllal bi ñu ngi nii ci tournal xombal mais dawal nañu Dardas mu ñëw en 3e position. ndeysaan Medina génn na góor a. Medina génn na ko tey ñëw na ci moom. nga mel te ñëw na ci moom Medina génn na dawal nañu Dardas mu jaar ci arras bi dawal nañu Dardas moo di Dardas Medina Alpha Medina sort du peloton, attention, ils vont rentrer dans la dernière ligne droite. Medina toujours devant, monté par l'expérimenté Sidi Sow. Attention, Alpha à son extérieur. Je vois Dardas en 3e position. Attention, le grand favori s'approche. Auguste, Medina toujours, Medina Dardas s'impose avec un temps de 3 minutes 5 secondes. waaw ñu ngi nii ak Khalifa li gën koo xam ci turu Papito Khalifa tey ngeen indi ñaari fas muy Alpha Ndiaye ak Dieyna tey ñu bari doon xaar Alpha ak Dieyna tey Alpha àgg na ci li nga xamante ni nii mooy raw sanu sàll tey nan nga jàngatee bés bi. waaw ni ñu ko jàngalee tout d'abord ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di la nuyu góor ni nga ko gisee rek fas moom da ngay defar rek boo xoolee Alpha dañoo defar tey mu def benn performance jéggi ay jéego te noonu lañ si amee yaakaar que ne bu ñëwaatee tamit mooy daaxaat encore Dieyna xëy na moom tamit ñëw na def na benn rentrée boo xam ne bu neex la bien vrai que mu ngi daw gisuñ ci moom benn bon n'empêche que bële passé xëy na amoon nañ problème ak les box mais cette fois ci defaraat nañ ñëwaat te dañuy dem defaraat ñëwaat incha allahu rabbi waaw. tey jii nan ngeen tëraloon seen plan rawante yéen waa équipe mag. waaw suñu plan rawante ni ñu ko indee woon mooy xëy na dawal mais pas comme les autres comme ñëw teg stratégie wala yu mel noonu stratégie bi ñu tegoon yëpp mooy P2 ñun loolu lañ tegoon mais teguñu woon comme ñi gars yi di def ñëw sacrifier fas bi pour gagner donc maanaam perdre pour gagner ñu ñëwuñu woon pour noonu mais dañu indi woon esprit premier deuxième waaw. lan ngay wax propriétaire écurie Maktoum diggante Adama Sall Lamine Diop ak Sidi Ndaw. waaw li ñu leen di wax rek mooy comme niñ nekkee nii mu gën a jaadoo noonu gën a rafetee noonu parce que ñun ci ñoom la ñuy xool ñi koy gën a jàppee noonu parce que boo xoolee ñoomu neen seen biir mënoo xam fas bi kii moo ko moom fas bi kii moo moom. fas bi ci turu kii looloo gën a neex. moo gën a neex fas bi ci turu kii la nekk ak ci turu kii ak ci turu kii te mais mënoo waat ne kii moom fas bi l'épreuve en est que tey boo xoolee fas bi jël première muy Sanu Sall soo xoolee ci écurie bi la juddoo di écurie Maktoum loolu rek ngay mën a wax ci écurie bi la juddoo mais mënoo bu doon feneen la da nga naan ci diw la juddoo wala diw moo ko juddule ci écurie bi rek ngay wax. waaw bu la neexee nga ne Gora Thiam bu la neexee nga ne Abdou Lahad bu la neexee nga ne Papito bu la neexee nga ne El Hadj Ndiaye ba ci grand yi comme la ci neex nga ne kii moo ko juddule te dara du la si fekk. lan ngay dénkaat waa écurie Maktoum. bon li ñu leen di dénkaat mooy ñu defar rek parce que kuy juddule tout le temps luy raw bay ci sa weewu tànk leneen taxatul ñuy wax fas nii la da ngay defar keneen di defar nga ñëw yàlla xool ku ko neex mu dox ko ndam loolu nag esprit boobu rek laa bëgg ñëpp di ko ci doxee incha allahu rabbi. kii mooy Papito Khalifa moom tamit nekk si kenn si écurie Maktoum bokk si li nga xamante ne mooy équipe bi si def liggéey bu am solo dañ leen di encouragé di leen gën a ñaanal ak xam ne course yi nii la chaque dimanche ak li nga xamante ne noonu koy dundee. incha allah li leen di ñaanal waa écurie bi yëpp pam ñu ngi tey ak Ousmane Ndaak ak Michael ak ki nga xamante ne mooy Khalifa Thiaw El Hadj Ndiaye ñooñu ñoo nekk si équipe bi tey jii loolu lan nga leen di ñaax ak ban jàngat nga def si ñoom. waaw jàngat bi ma si def mooy nekk benn bi am na mais gën a doolante bi am na da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku si nekk P2 rek ngay wax doone Alpha P doone Dieyna P mais P2 rek ngay dégg ñuy wax donc loolu saa yu ñu koy def di dem ak esprit boobu rek nañ jàpp ne toujours yàlla mën nañu defal sutura parce que nag ñoom ñu ngi ci yoon parce que ñu ngi déggoo ñu ngi ànd ñu ngi bokkoo mënoo xam kii mooy entraîneur kii wala kii mooy entraîneur fas beeg donc loolu fii ak mu ngi am rek yàlla dina intervenir. incha kooku mooy Papito bokk écurie Maktoum bu écurie Lamine Diop jaajëf Papito.
gars yi jóg nañu de gars yi jóg nañu gars yi jóg nañu moo di gars yi jóg nañu gars yi jóg nañu gars yi jóg nañu sëñ Abdoulaye gars yi jóg nañu bii rawante métti na le numéro 5 baax na ba tey le numéro 6 very good écurie Lamba Fall moo fa ñëw ak ki nga xam ne moo jiital fas yi maa rajab en troisième position Altaay bu Ana Thiam moo fa nekk góor a baax na ba tey moo génn tey Fallou Diop boo ko war doomu raftawut la waaye seen naa fas bi nga xamante ne moo Ndiouga Fall mu toog en deuxième position waaye ki nga xamante ne moo ñëw en troisième et quatrième position si diggante fas bi nga xamante ne mooy very good Bora président Cheikh ak ki nga xamante ne mooy Teref ak Nasrullah ñoom ñëpp nag def nañ benn dag waaye fas bi nga xamante ne moo génn xàcc la mooy Ndiouga Fall ànd ak ki nga xamante ne mooy baax na ba tey. Ils sont au niveau de la ligne d'en face. Ndiouga Fall mène le peloton avec à peine une longueur devant Barna Bataï qui vient effectuer sa rentrée aujourd'hui ici de Altaï. C'est Altaï qui mène le peloton, le fils de Kat Green. En deuxième position, c'est Barna Bataï qui va chercher à doubler Altaï. Barna Bataï issu de l'écurie Lamba Fall effectue sa rentrée, casaque jaune-bleu. En troisième position, c'est Very Good, fils de El Diango. En quatrième position, c'est le cheval Ndiouga Fall devant le cheval Chalimar, Trève et bien sûr le favori Bourar gardé dans le peloton de derrière. ñu ngi ci tournalu xombal bi ki nga xamante ni nii moo génn muy baax na ba tey mu ngi ànd ak Altaay mais en troisième position Very Good donc toi et moi moo fa nekk en quatrième position Ndiouga Fall moo fa nekk ñi si des ñëpp dañoo groupé nag si diggante Salimar Rajab Nasrullah ak fas bii di Gërëm ak Boura mais ki nga xamante ni moo jiital fas yi mooy Trève Gora Thiam. Trève moo jiital fas yi laxaat le numéro 5 baax na ba tey moo génn waaye Altaay ak ki nga xamante ne mooy Nasrullah ñëw nañ si moom waaye léegi Nasrullah détaché wu na complètement Altaay mu nekk en deuxième position doomu rafet jëf la ak Kadrin Kaldu Karo Fotino tourné li nga xamante ne tournalu kat yi yoxoosu tournalu professeur Sakhir Thiam waaye fas bi nga xamante ne moo génn léegi d'office ñoo remplacé leen ba tey mooy Very Good doomu 3 mois la ak El Django sa de Zuel nos jeunes danseurs waaye Rajab nag ñëw na en quatrième position Sidi Sow moo ko war. bii rawante métti na tourné nañu Mamad jaar na duubal aras de xaw ma lan lay indi waaye jaar na duubal aras de waaye Salimar ñëw na ci kanam bii rawante mag bi à l'extérieur Very Good ngay am fo ak Nasrullah dawal nañu buraax mais en quatrième position Rajab moo fa nekk monté par Sidi Sa mais xeex bi si kanam met na trop de si diggante Salimar ak Buraax nekk nañ benn fas Salimar ak Buraax nekk nañ benn fas waaye léegi Salimar génn na ko bopp deuxième position Buraax moo fa nekk troisième position fas yoo nekk mooy Very Good waaye fas yi nga xamante ni moo nekk en quatrième position mooy Nasrullah cinquième position fas yoo nekk mooy Rajab doomu benn kóola waaye Salimar bu Abdou Khadir Mbaye moo génn si kanam Salimar ak Buraax Salimar ñoo ànd ci kanam ñu karawaas yaa ngi dal Buraax mu ngi ci aras bi Salimar mu ngi ci ligne bi Salimar Buraax Gora Salimar Buraax encore une fois premier Salimar deuxième Buraax troisième le numéro 6 baax na ba tey et quatrième et cinquième c'est Trève waaw ñi woon fii si hippodrome Ndioma Kodou Diop bu Thiès dimanche 21 février 2021 ama fi li nga xamante ne mooy deuxième journée gannaaw nag ba nga xamante ni yeneen catégorie jàll nañ groupe 2 bi nag fas bi raw nga xamante ni moom fas bi raw nekk fas bi nga xamante ne mooy Salimar deuxième Buraax troisième baax na ba tey waaye quatrième ak cinquième ñoom dañoo daanoondoo si table bi waaye nag naar góor yi bi ñu day ba tey Medina moo raw si temps 3 minutes 35 secondes deuxième Dardas troisième Alfat quatrième Auguste cinquième Maxafal et sixième le cheval d'Amelteñ loolu mooy ni nga xamante ne nii moom la leen jëlee ki nga xamante ne mooy hippodrome Ndioma Kodou Diop bu Thiès di leen dox nag dig daje ci seen émission dawal bi nee naa leen dawal bi lépp loo xamante ni nii dafa lëndëm wala moo am ay lënd ci course hippique ci seen émission dawal bi lay doon jaageen jëf ba beneen dimanche incha allah.